tey dañu daje fii ci ndigalu njiitu réew mi conseil des ministres yi ñu génn mu sant ministre transport ministre Mansour Faye nga xam ne moo yor wàllum dem beeg dikk bi ak wàllum tali yi wax ni nañu jublu ci benn campagne nationale nga xam ne dañuy def sensibilisation ci wàllum kaaraange yoon wax ni ko aussi na nga fexe ba kuréel bi nga xam ni teg nañ ko en place muy ANASER agence nationale de sécurité routière ñu fexe ba doxal ko te doxal boobu nañ ci impliqué acteurs yëpp loolu moo waral tey ñu daje fii pour proposer plan d'action bi nga xam ne dafay lancer campagne nationale boobu njiitu réew mi sant ñu acteurs yëpp nag teewe nañ ko képp ki nga xam ne yaa ngi yëngatu ci wàllum kaaraange yoon moo xam acteur professionnel nga moo xam administration nga moo xam société civile nga moo xam communicant nga teew nga tey bokk nga ci comité boobu donc ñu war a jublu ci dem waxtaan ak population yi ci bu ñu xamee ni boo xayma téeméeri accident juróom ñeent fukk yëpp duñu wax ni nit ki moo ko sooke comme nit kee ko sooke teg te ñetti mbir mooy tax nga mën a laal nit kooku benn bi mooy nga yëgal ko mooy maanaam nga sensibiliser ko fàttali ko bu ci tegu mooy nga former ko moom moo jiitu sax da nga koy former ba mu am compétence yi boo ko former ba mu am compétence yi ba pare nga fàttali ko parce que fàttali day jëriñ mu ci alxuraan d'ailleurs boo ko fàttalee nga gis ni loolu yëpp taxawul nga boole si nag di ko contrôler bu jàddee yoon nga teg ci kawam li yoon santaane mooy contrôle ak sanction ñett yooyu mooy tax ñu mën a am jeexital bu ñuy bëgg ci changement de comportement ci tali bi ci usagers yi loolu nag boo ko waxee ñëpp la laal visé wul acteur professionnel képp kuy usager de la route rek yow la visé moo xam permis nga yore rek yow visé na la usager nga yow la visé te loolu nag pour ñu am ko il faut ñu am engagement national mobilisation nationale moo tax ñu def comité national bi ñu ànd si ak kuréel gii ñu woowee ANASER muy agence nationale de sécurité routière mu coordonné loolu yëpp ñu ànd pour jéem a tëral benn programme national nga xam ne dañuy wër Sénégal yëpp lancer campagne boobu du ñu yem ci lancement bi rek mais day continuer dem animation au niveau local nga xam ne permanemment acteurs yëpp ci bokk ba ci journalistes yi du ñuy bokk ci xeex boobu ci sensibilisation bi jëm ci population yi. yeneen ponk yi nga xam ne nag dafa jëm ci xeexu sécurité routière bi moo xam visite technique yi la moo xam permis yi moo xam tali yi la yooyu yëpp ci plan d'action bi nga xam ne global bi nga xam ne moom la ñuy dëxëñ war ko adopté en conseil des ministres mu nga xam ne dafay engager toute la nation kooku mooy indi tournée yooyu ñu def ku nekk joxe sa bëgg-bëgg ak sa des besoins maanaam en termes de prise en charge de sécurité routière ñu dëxëñ ko ci benn document bu ñuy woowee stratégie nationale de lutte contre l'insécurité pour les 10 ans am ay plan d'action annuel trimestriel semestriel am ay plan de suivi évaluation nga xam ne ñëpp ci ànd di ko saytundoo fu ñu ci toll rek ñoo xam ne fii lañ ci toll acteurs yëpp ànd ci loolu ñu la ñu nekk di tëgg ni bu ko defee ñëpp signé ko mu doon charte nationale de la sécurité routière acteurs yëpp engagé si loolu moo tax njiitu réew mi sant ñu nañu dajeek acteurs yëpp di remercier seen teewaay pour lancer campagne boobu alterné le 23 bi incha allah campagne boobu daan ko jëmmal nag ak événement bu mag ba nga xam ne ministre yëpp ay teew population yi teew acteurs yi teew journalistes yi teew ci esplanade Grand Théâtre de Dakar ñu lancé ko officiellement doog a nag dugg ci biir région yi def liggéey bi nga xam ne moom la ñu sant en attendant document yi nga xam ne ak yeneen stratégie ak yeneen ponk yi nga xam ne war nañ ci sukkandiku pour aar nit ñi pour dem ci kaaraange yoon bi loolu mooy solo su ndaje tey bi démarche yi mooy li ñuy nekk di def nii accident tamit dafa ñëw yokk ci mbir mi rek waaye démarche bi moo nekk nii lii ñuy def nii mooy engager toute la population ñu xam ni mbirum kaaraange yoon mbirum ñëpp la démb li xew benn borom oto 4x4 maîtrise wul otoom mu dérapé ci booru tali bi am na ay jaaykat yu fa toog mu dal seen kaw rey fa ñeenti nit juróom-ñaar ñi ñuy wax juróom-ñaar mais ñeenti nit ñoo ci faatu mu rey ci ñeenti nit ñu ci des ñi nekk ay blessé mu jël xel mu daw mu am délit de fuite ñu ngi koy topp daal ñu xam kan la moom c'est sûr di jàll famille yi nga xam ni tiis boobu dal na seen kaw di leen massawu ñi nga xam ni am nañ ci ay gaañu-gaañu ñi ñaan yàlla fëgg seen bopp
loolu nag dafay interpellé li ñuy def nii loolu la interpellé muy sensibilisation bi waaye muy éducation bi waaye bokk na ci contrôle beeg sanction bi yooyu yëpp la ñuy boole ak plan d'action yi nga xam ne ñu ngi ko nekk di def ñu appliquer ko bu ñu ko appliquer ñun ñëpp yaakaar naa ni su amul benn faiblesse amul benn intervention moo am rigueur dans l'application lu ñuy wut ci xeex bi danañ ko am parce que yeneen réew yu ko réussir yi mooy réewu tugal yi ñu fa dàq dawal wala ñu ñuy décor ci wàllum dawal suñu ay chauffeur lañu boo demee États-Unis tey fu mënti dem état boo ci mënti dem taximaanu sénégalais yi ñooy les meilleurs chauffeurs te fii la ñu amee permis fii la ñu jàngee dawal permis bi yéen la ñu am boo demee tey lu mel ni Espagne ak France ak fu ñu demee lu ñuy woowee chauffeur routier yi mooy ñiy dawal gros porteurs yi transport de marchandises yi boo demee sénégalais yi c'est les meilleurs chauffeurs routiers te suñu permis la ñu amee waaw pourquoi ñooñu mën comporté wu noonu ba ñu leen di ràññale te ñooñu am même permis yooyu mun ñu am boobu comportement fii parce que foofu dañu xam ni lépp lu ñuy def am na ku leen di contrôler te bu ñu defee safaan yar dina dal seen kaw peut-être bi am benn intervention te loolu nag la ñu bëri ko appliqué fii gën ñu ñoo yaru waaye dañu gën a sévère ci application loi bi te ñun ci vraiment loolu la ñu jëm te président bi loolu la ñu sant waxoon na fi tolérance zéro ku nekk jàpp ni way ci man la ko wax waru wax tolérance zéro mooy li ñuy wax ni te foofu la ñu jëm te ñëpp d'accord nañ ci tey moo tubaab la rek li ñuy wax nii nañ appliqué loi bi te amul faiblesse loolu de mooy tolérance zéro boo ko waxee si tubaab ñi ni wax na tolérance zéro commencé waxu politique ak waxu nangam lii amul parti politique amul parparloo amul syndicat problème mu askan wi la ay bakkan la ñu war a sauver kon engagement national la laaj donc ku nekk fu nga war a nekk muy journaliste bi muy ku mënti doon responsabilité bopp la ñuy laaj du politique gouvernement politique nation bi la engagement national la moo tax ñu war a ànd ci xeex boobu président noonu la ko xamee moo tax mu ni dem leen ngeen lëkkale ñëpp ngeen ànd sans distinction ngeen ànd pour ñu def xeex boobu di ngeen gis daañu lancer benn campagne ci réseaux sociaux yi ak campagne ci médias yi ku ci nekk muy porteur de voix bu nekk dafay jël benn vidéo bu 10 secondes mu engagé wu ñu xam ni xalif général des Mourides engagé wu na xalif général des Tidianes engagé wu na président de la République engagé na président de l'Assemblée nationale engagé na le chef de l'opposition engagé wu na journaliste bi engagé wu na transporteur bi engagé wu na acteur civil bi engagé wu na ñëpp engagé wu na vidéo yooyu la ñuy passé ci télé yeeg ci rajo yi ñëpp xam ni engagement bi kat ñun góor la ni ñoo ko defoon ba xam ni seen ay ñooñ tey wala ñu topp ci seen ginnaaw ngeen comme ay porteurs ngeen de voix ngeen muy Sadio Mané muy keneen ak keneen dañuy xam ni ku ma bëgg de Sadio Mané bi de def na lii wala xalif bi de wax na lii kon ñun daañu jéem am comportement kooku action bi la bi nga xam ne dinañ ko lancé ci biir campagne bi loolu su ko defee yàlla mën nañu may li nga xam ne yaakaar nañ ko ci xeex bi te wax dëgg yàlla lenn mënu ko may lu dul farlu te farlu boobu jóg nañ ci yàlla mën nañu may ñu gagné xeex boobu. waaw du ñu wax ni loi bi dafa leer nañ ci code de la route bi d'abord bépp moto bi nga xam ni mat na wala mu ëpp 125 centimètres cube dañ la war a immatriculer maanaam da nga war a am numéro ñu identifier la bépp moto bu ci daw noonu te amuloo identification duñ la war a immobiliser waroo daw loolu loi bi wax. beneen bi mooy arrêté bi nga xam ni ministre Mor Ngom jëloon na ko en 2012 bu mu nekkee ministre des transports pour réglementer donc le transport par vélo taxi dans les régions mu am ay charte yu bari yi nga xam ni arrêté boobu am na ko mu am wàllu visite technique mu am wàllu port casque de sécurité mu am wàllu permis de conduire mu am wàllu assurance loolu yëpp moto bi war na ko am te loolu war nañ ko saytu loi bi kon réglementé na ba pare li fi des kay mooy application loi boobu boo laalee ñu ni dañuy daan doole woy daan doole mais nañ ko def ci anam bi nga xam ne loolu ko yoon santaane nañ ko def ci anam ba nga xam ni doo lor ay bakkanu doomu aadama tout en sachant que deux roues dafa vulnérable boo ko fëlee mu daanu boo demee yenn région yu mel ne Kaolack bu mel ne Thiès accident urbain yi yëpp deux roues yi la mar deysim donc loolu jar na saytu bu baax moo tax jot nañ ci instruction yu wóor pour ñu jublu effectivement ci contrôle boobu gis nga police liggéey bu mu ciy liggéey amul week-end wala jour boo ñëwul fii Dakar wala ci yenn régions yi fekk ay opération de coup de poing sur les deux roues ñu immobiliser donc mettre en fourrière deux roues yëpp wàllum agression yi police mi ngi ciy def liggéey bu mucc ayib c'est le lieu ñu féliciter leen féliciter le directeur général de la police nationale donc notre grand frère Seydou Bokar Yàgg ñii agressé barki démb rek ñu wane leen ci réseaux sociaux yi tey ñu ngi ci loxo police
te benn fan la ñu am ñu jàpp leen ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi doon waaj def lu ñu mel ñu fekk leen fa ñu nekk zone de captage jàpp leen kon ñoom seen présence am na solo te ñu ngi liggéey bu mucc ayib. gendarmerie noonu liggéey bi nga xam ne takk der yi ñu ngi koy def ci tali bi wala ñu ngi koy def ci réew mi pour sécuriser ñu duñ leen war dooleel parce que tey bu ñu tëddee nelaw suñu xel dal ñoom ñii la kon bu leen découragé mukk ci lu mënti doon parce que nag ñoom ñoo yor suñu kaaraange tey suñu souveraineté ñoom ñoo koy garder ñoom ñoo ko yore moo tax ñun taa ñu def le tout pour capacité leen accompagner leen ànd ak ñoom ci ay moyens lu mënti doon pour dimbali leen ci xeex bi nga xam ne moom la ñu nekk di xeex. permis bi dafa am piste ci biir piste bi ñuy tuddee piste multi applicative maanaam am na application yu bare mën nañ ko def ci biir permis bi tey permis bi buñ ci mën nañ ci def application paiement mobile comme yi ñuy fayee ci yenn bëgguma def benn publicité mën ci def application pour contrôle routier nga xam ni toutes les infractions code de la route tey mu ngi ci biir piste bi application boobu la ñuy activer ci permis bi def ci benn capital de points di ko administrer à distance yàlla dogal na man lañ joxoon projet bi ma doxal ko am ci ndam ba Sénégal yëpp changé nañ seen permis jubluwaay bi moo ñu jëm ci processus boobu li yëpp kaaraange yoon la woon ba yàlla tey ñëw dénkaan nañu li projet permis à point bi départ bi moo doon nga am foo ko def mooy support bi te support bi Sénégal yëpp am nañ ko léegi ñu ngi jëm nag ci wàllu donc concertation avec les agences parce que il faut fii ak 3 ans la ñu wax pour ñu appliquer ko si biir 3 ans yi nag dañuy concerté wu ak acteurs yi bu nee acteurs yi nag man am naa permis yow yaa ngi nii doo transporteur doo syndicat te yaa ngi ak sa permis donc sama mbokk transporteurs yeeg chauffeurs yeeg syndicats yi war nañu xam ne permis bi du ñoom rek ko am te permis à point ñun ñëpp la concerné ñoom 30% la ñu am ci base de données permis bi boo jëlee téeméeri permis ñoom 30 lañ ci am 70 yëpp ay particuliers lañu comme man comme yow comme président te permis à point boobu day dal ci man day dal ci président day dal ci transporteur bi comme bu mu ko jagleel boppam lii yëpp dafay bokk ci xeex bi kon lii mooy njëlbeenu départu permis à point fii la commencé te defoon naa tournée nationale 2 fois en 2017 pour expliquer ni foofu lañ jëm